mbokk yi dal leen jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi bokk na ci liñ fi nar a jukki di Coupe d'Afrique des Nations atum 2019 gaynde yu Sénégal di jongante tey jii ak waa Uganda match bi nag nar a dox ci bu juróom-ñaari waxtu jotee ci ngoon gaynde yu Sénégal ndam rek leen war bu ñu buggee wëyal bi la jongante di Coupe d'Afrique des Nations. ci biir xibaar yi dañu amal ab jàngat waaye itam ab taxaw seetlu jagleel ko ONG yi nga xam ne ñu ngi leen di nemmeeku ci réew mi bu ñu ko xaymawee ci lim ñu ngi toll ci juróomi téeméeri ci ay ONG ñoom ñooñee nag ban njeexital la ñu mën a am ci dundinu askan bi di laaj bi sampe ci bi la jotaayu xibaar. fukki weer ak benn di àpp gi jëwrin bi yore wàlluma tourisme joxe ngir yeesalaat aéroport bu Ndar Alioune Sarr amal fa ab tukkib nemmeeku. ci bile jotaayu xibaar dañu dem ca Joal Fadiouth amal fa ab taxaw seetlu rawatina ca sëg ya fa foofee nga xam ne am na lu ñu koy ràññatlewee di jullit yeeg chrétien yi bokk ay sëg tey di aljuma yemoo ko juróomi fan ci weeru juillet atum 2019 mbokki bisimila ci xibaaru digg bëccëg. mbokk yi gannaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi dañu koy door rek wàllum tàggat yaram ak Coupe d'Afrique des Nations atum 2019 ca Égypte gaynde yu Sénégal di jongante tey jii 8e de finale yi bi le match nar a dox ci seen digganteeg Uganda match bi ñu jàpp ko bu juróom-ñaari waxtu jotee ci ngoon ci jongante gaynde yu Sénégal bile la ñuy desandi ak 8e de finale yi daal di jox kàddu kenn ku xam-xamam màcc ci wàllum football muy wuyoo ci turu Cheikh Omar Aydara la mu xam ne nag faw rek gaynde yu Sénégal dëggal seen bopp bu ñu bëggee am ndam ci kanamu Uganda dañu koy teewlu Cheikh Omar Aydara. boo xamante ne ñoom seen ligne yi dafa am benn rupture maanaam dafa am ligne défensive am ligne médiane. mais amul ligne d'attaque dafa xaw a faible parce que ñaari attaquant lañ lay sampal wala ñu defal la benn donc ci ñaari ligne la ñuy jouer bokkul nag ak Kenya bi nga xam ne ci bloc bas lay def lii du bloc bas lii maanaam dafa am bloc défensif solide am ligne médiane bu solide ce qui veut dire que ñoom ils vont circuler la balle moo tax sooy xool ñoom ñoo raw Kenya tuuti ci wàllu football ñoo raw tamit Tanzanie ci wàllu football mais raw leen aussi ci wàllu apport physique ba tax na tey pour nga mën a gagner ñooñu il faut nga nangoo circuler le ballon donc jouer sur le tiki-taka maanaam construction de jeu te bañ a soxla trop aile yi li tax keroog Égypte sonal leen mooy le jeu égyptien est beaucoup axé ak Mohamed Salah mi nga xamante ne tey moom intervalle lay laaj du laaj ci excentré yi du laaj ci côté mais ñun suñu joueurs yu bëri dañuy laaj ci côté yi comme le cas de Sadio Mané Ismaïla Sarr mënuñu laaj dans les intervalles mais ci aile la ñuy laaj mais Ouganda pour nga dóor il faut nga dugg ci zone axiale bi pour mën leen perturber soo amee un jeu de construction foofu en haut mën nga aboutir à quelque chose de positif mais je pense que c'est un match quand même qu'il faudra prendre avec beaucoup de sérénité comme ni ma ko waxee sànq ñu jouer sur suñu valeur parce que on a de très bons joueurs on a des individualités mais il faut qu'on construise le jeu. gaynde Sénégal nar a jàkkaarloog waa Uganda bu juróom-ñaari waxtu jotee ci ngoon laata boobule jongante bu ñeenti waxtu jotee ci ngoon waa Maroc daañu janook waa Bénin ñeel 8e de finale bu Coupe d'Afrique des Nations atum 2019. ba tey ci bile jotaayu xibaar ñu àdduwaat ci drogue bi nga xam ne tegoon nañ ko loxo ci port autonome bu Ndakaaru loolee nag lu toll ci juróom-ñeenti doomi aadama yi nga xam ne tegoon nañ leen ci loxo ñoom nag am nañu ab li ñuy woowee retour de parquet démb nag ci alxames gi ñu fàttali ne ci juróom-ñeenti doomi aadama yooyu bokk na ci ñeent sénégalais ak juróomi doomi aadama yu bàyyeekoo ca biti réew ci fàttali ba tey lu toll ci junni wala bokk lu ko ëpp ci sinébar teg nañ ko loxo ci port autonome bu Ndakaaru li ni mel xewee ci diggante ñaar fukki fan ak juróom jàpp fanweeri fan ci weeru juin atum 2019 ba tey ci wàllum yoon addu ci mbirum colonel Abdourahim Kébé moom itam woolu nañ ko tey jii ci kanamu l'enquêteur bu section bu recherche bu gendarmerie moom nag woolu bile ñu xamle ne li ko waral nag di teewaayam ci ab manifester bu plateforme aar lu ñu bokk ca diwaanu Ndar Géej moom colonel Abdourahim Kébé ñu fàttali ne gannaaw élection paluk njiitu réew yu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février atum 2019 moom nag gannaaw ba mu génnewee ab bataaxal jaarale ko ci jumtukaayu xarale yu yees yi ñu xam ne bile bataaxal nag dafay yëkkati fitna waraloon nag jamono ji yoon bu Sénégal mi ngi koy may gët waral ñu woolu ko
ko tey jii ci kanamu session bu recherche bu gendarmerie. ba tey ci jotaayu xibaar yi dañuy desandi ca diwaanu Ndar Géej waxtaanee beneenub xibaar di jëwriñ bi ñu denk wàllum tourisme moom nag Alioune Sarr amal faab tukkib nemmeeku joxe àpp bu toll ci fukki weer ak benn ngir yeesalaat aéroport bu Ndar Géej lépp nag ngir gën a ñoŋal wàllum tourisme fii ci réew mi moom a xaalis ña ak ñaar fukki milliards ak ñett dinañu yeesalaat l'aéroport bu Ndar liggéey bi fas yéene tàmbali ci weeru août loolu Alioune Sarr jëwriñ ji dekk wàllub transport aérien ak tourisme xamle na ko ci CRD bu am solo bu mu doon amal fii ci diwaanub Ndar ci ndaje moom mu doon amal ak ñi yëngu ci wàllub hôtel yi samp nañ ci kuréel gi nga xamante ni mooy fas yéene saytu classement établissement d'hébergement touristique yi ci diwaan bi am na ay décision yu am solo yu ñu fa jël ngir nag fexe ba wàllub tourisme ci diwaan bi ñu mën ko suqali bu baax a baax. waaye aussi ci wàllu tourisme dafay indi bunt bu mag a mag pour Saint-Louis ndax ki nekk fii Ndar am fi hôtel mbaa am fi agence de voyage mën na lëkkale ak tour opérateur bu nekk France mbaa bu nekk Amérique mbaa bu nekk Londres pour que avion yi indi touristes yi wala ñu jaay Dakar ñëw fii directement fii ci Saint-Louis kon loolu dafa nekk lu am importance. ñaareelu poñ bi moo jëm ci wàllu mission bu am solo bu ñu war a tàmbale fii muy classement des établissements d'hébergement touristique maanaam képp kuy hôtel mbaa ngay héberge mbaa ngay établissement résidence dafa am ay points yu ñu lay jox yoo xam ne day wane ne kat yow juróomi biddéew nga ñeenti biddéew benn biddéew mbaa yu mel noonu. lii di crédit hôtelier te nga xam ne ci suñu ministère bi la nekk te président Macky Sall dugal ci juróom benn milliard dañ koy jël jagleel ko ñooñu nga xam ne ñoo soxla ñu yégal leen pour que ñu yokk seen investissement. ci lu jëm ci wàllub crédit hôtelier bi nga xamante ni mi ngi gunge ñi yëngu ci wàllub hôtel yi ci lu tolloog 200 millions jëwriñ ji xamle na ni crédit hôtelier boobee danañ ci jàppale parc bi nga xamante ni moo di parc bu Djoudj ak réserve bi nekk ca Gëmbal nga xamante ni jëwriñ bi ak ñi mu àndal ba ñu jeexalee CRD bi dem nañu nemmiku bërëb yooyu. Mama Xaalis Ña ku ne tourisme xam ngeen ko addu ci wàllum géej gi rawatina plage yi waral nag ñu dem ci plage Ngor waxtaanee koom-koom gi nga xam ne ñu ngi ko fay nemmeeku rawatina ci jamonoy vacances yi nga xam ne nit yi dañuy wutali plage yi di fa feexlu ñooñee nag di ay jaaykat faral nag di taamu yile bërëb ngir amal fa seenub commerce Isidore Oumbikabu. ay maillot de bain ak ay lekk yu ñuy jaay ay tente ak ay jet ski yi ñuy luwe fii ci plage Ngor dafa mel ni vacances yi tàmbali na te loolu njënd ak njaay bi gën cee fës. waaw si yaa am naa xaalis moom parce que gars yi dañuy ñëw di ko luwe waaw di location bi moom bi 10 minutes 10 000 la mais gars yi dañ koy faral di jël daal waaw dañ koy jël moom trop sax waaw moo ngi dox moom sant yàlla bu baax a baax été bi nag lay gën a dox quoi. été bi nii lay gën a dox daal waaw ñoo ngi ñëw ndànk-ndànk ni alhamdulilah daal sant yàlla bu baax a baax. Oumy Mbeng ñaar fukki at ci plage bi muy jaay moom nag mu ngi sant yàlla bu baax a baax. maa ngi sant yàlla loolu waaye nekk ñaar fukki at di yëngu ci fii dara nga sax dara ko sax a ngi sant yàlla xale yi fee liggéey ñoom fii rek ñu yaakaar kenn am si place kenn fii rek la ñoo liggéeyee. waaw vacances yi moom bu njaay dina dox. ca Ngor pour yegg ca place ba sax da ngay daal di dagg ticket xaalis boobu dañ koy jël ngir jëfandikoo ko ci yenn yi nga xamante ne ñëpp a ko bokk. ticket yi du question maanaam xaalis moom yi tax a jóg fay ko ñu kenn ab dërëm dañuy jël tamit bu maire de Dakar bu jëlee 10 maîtres nageurs ñun dañuy ut 30 maîtres nageurs di leen fay fii pour cas noyau bañ am waaw gérer place bi am sécurité yoo xamante ne bañ ay banditisme am fi. loolu la rek. ñetti weeru vacances ñu bëri dañuy daal di daw utali plage yi fii ci Ngor ñu bëri dañuy daal di ñëw rek ngir mun a féexlu lekk ak i naan yenn yi. beneen xibaar di yeesalaat ga ñu yeesalaat Môle 3 bu port autonome bu Ndakaaru kon liggéey bi tàmbali nañ ko démb nag la ñu ko doon dalloo lu toll ci 21 milliards ci suñuy koppar lañ ci fas yéene dugal bi la liggéey nag ñu amal ko ci lëkkaloo boo xam ne mi ngi dox ci diggante réewu Sénégal ak réewu Japon teewaay bi nag ñu nemmeeku ci jëwriñ bi ñu dénk wàllum napp gi ab léeg lu jëm ci wàllum koom-koom bàyyeeko ci géej gi waaye itam teewaayu Amagor Robert Niang. xeer
bu njëkk di màndargal yeesalaatu Môle 3 bu port autonome bu Ndakaaru mu tukkee ci coopération bu dox diggante Sénégal ak réewum Japon jublu ci gën a yombal jokkalante bi diggante suñu réew ak bu Mali. bu ñu demee Sénégal wut projet boo nga xam ne mool bi nga xam ne duñu ko dédié aux Maliens ñu indi ko fi def près de ñaata milliards près de 20 et quelques milliards ñu ne duñu koy dugal ci fii bu neexoon ñu dugal ko feneen waaye nag c'est parce que duñoo bëgg a wane ni Sénégal ak Mali benn lañu. ñu tabax ko ci diggante 1939 ak 1969 Môle 3 mooy dalal lépp luy marchandise bu réew Mali te war a jaar fii ci Ndakaaru yeesal bi le nag dina jëriñ suñu ñaari réew. ci port de Dakar mooy port de Dakar nekk moteur de l'émergence nekk xolu koom-koomu Sénégal ba nga xam ne day dugal ci réew mi koom-koom Mali bu fi jaaree bu fi indee trafic am mu jaar fi koom-koom bu bëri la ci Sénégal mais comme ni mu ko waxee ci tubaab dañuy viser tamit pas seulement Mali mais Burkina Faso sax war na fi mën a jaar. Môle 3 doon nab jëmtuwaay bu am solo ci réew Mali ndax lu ëpp ci marchandise yu dëkk ba fii lay jaar. plateforme portuaire du Môle 3. Môle 3 bi nga xam ne réewum Sénégal teg na ko ci loxo réewum Mali dafa doon lu am solo ci dëkk bi. Sénégal représente un dispositif logistique. ndax lu ëpp ci lu ñuy dundee foofu ci réew ma fii lay jaar. de l'approvisionnement du Mali. projet bi la nag njëgam toll ci 20 milliards ak benn ci suñuy koppar lépp réewum Japon moo ko génnee. alors ce projet. liggéey bi bu ñu xaymaa koppar yi ci dem dina toll ci lu ëpp 20 milliards ci xaalisu Sénégal ñu ngi ko xayma nag liggéey bi muy toll ci ñaari at phase bu njëkk bi dina nekk benn at bi ñaareelu at bi daanaka la ñuy këmmal lépp mu jeex. tout sera fini. liggéey bi nag dinañ ko amal ci ñaari pàcc ci diiru ñaari at ñu nax see yeesalaat quai bu Môle 3 gën a itam yokk xóotaayam bu liggéey bi anto dina tax ba mool bile soppi xarkanam ba noppi gën a mën di dalal ay bateau naka noonu gën a suqali koom-koom bu réewu Sénégal ak bu Mali. tabaski 2019 wàccaay yi ñu ngi ci waaye nag bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ca réewu Mali mënta am benn njeexital ci askanu Sénégal ngir ñu mën a jot ci nu mu waree ci xaruk tabaski loole nag la ñu daal di xamle ña ngay dalal xelu askan wi ki jiite nag ki ñii di càmmkat yi fii ci réewu Sénégal di Arona Gallo Ba moom moo yëkkati yile kàddu mu yëkkati ko gannaaw nag ba mu doon teewee di waxtaan yi nga xam ne jagleel nañ ko wàccaayu feetal tabaski ci atum 2019 Arona Gallo Ba dañu koy teewlu. loolu maanaam Sénégal avant tout ñu ngi yaakaar ci yàlla yaakaar d'abord suñu cheptel d'abord suñu cheptel bi ñu ngi ko toppatoo ñu ngi depuis des années ñu ngi dans suñu biir ñu ngi xalaat autosuffisance en mouton donc depuis 2 ans ñu ngi ci. beneen bi depuis en tout cas mois de mars ñu ngi commencé di jënd parce que connaissant les problèmes qui sont au Mali donc ñu ngi commencé di jënd et surtout les problèmes c'est au nord du Mali à partir de quand amul problème force amul benn problème jusque là donc quand même puisque adduna bi mu ngi dox ñu ngi dem déjà en Mauritanie il faut ngeen xam ne les moutons qui venaient du Mali xar ñu ngi jógee Mali ñëw fii xar yi ñu ngi jógee avant Mauritanie jaar Mali ñëw fii mais léegi nag puisque problème am na ñu ngi jël ñun suñu motukaay jël Mali yar suñu xar yi Mali c'est au nord problème yi côté kaay amul problème fos amul problème donc yaakaar naa problème boobu du affecté en tout cas notre tabaski loolu bu leen tiit ci dara xar dina ñëw ku ne mun am xar même la presse même yéen da ngeen am xar.
waxtaanee jumtukaayu xarale yu yees yi ak nees def ba réew yi nga xam ne ñoo féetee dendoo Afrique ñu gën a dëggal seen bopp ci nañuy jëfandikoo wàllum jumtukaayu xarale yu yees yi waaye itam def ay jéego ci li ñuy woowee protection données personnelles loole nag di ponk ya ñu doon waxtaanee ci juróom-ñeenteelu édition bu African Digital Tour bi la xew-xew nag ci njiitalu Mouhamadou Diallo lañu ko amalee moom moomee nag daal di xamle ne jot na réew yi féetee ci dendoo Afrique ñu moom seen bopp ci jumtukaayu xarale yu yees yi Mouhamadou Diallo dañu koy teewlu ci micro Cheikh Hassana Fall. tey jii dafa mel ni Afrique day produire 1% des données sur internet dans le monde xam nga loolu boo ko xaymaa bëriwul par rapport aux 99% qui restent nga xamante ni américains yi ñoo ko dominé ak chinois yi ak européens yi donc Afrique lu mu ci représenté bëriwul. léegi comme dafa am tey jii benn dualité entre américains ak chinois africains yi nekk ci diggante bi amuñu war a jël position ma yaakaar ni tey jot na ñu mën a gëstu ñun ak suñuy experts xool ban taxawaay la ñu war a mën a am pour justement apporter des solutions par rapport à ça mais c'est pas parce que ñun lu ñuy produire wala lu ñuy représenter bëriwul ci internet que dañ ci war a wax parce que dañu naan toile bi mondial la donc lu jëm ci wàllu cybersécurité lu jëm suñu wàllu données ak suñu wàllu kaaraange nga xamante ni lépp dañ koy def aujourd'hui sur internet duñ ko bàyyi ak ñeneen. àllarba gi ñu weesu képp kuy jëfandikoo jumtukaayu xarale yu yees yi rawatina yenn ci ay application di Facebook ak WhatsApp amoon na ay jafe-jafe ngir télécharger yi les application li ni mel nag waral ñu samp ab laaj ba xam ndax ab panne la wala boog ab feem la ngir mën a yëddu askan bi nga xam ne ñooy jëfandikoo li ni mel samp nañ ci ab laaj Cheikh Hassana Fall. yi lépp message moom gis nañ ko lu bëree bëri ci mercredi bi ci sunu téléphone portable yi. saa su ñu doon jéem a télécharger ab image ci Facebook WhatsApp Instagram wala sax Messenger li waral bi lépp panne moom ñenn ñi jàpp nañ ne su doonul loo xam ne technique la dafa nekk loo xam ne day jóge ci ab attaque. il y a une intrusion informatique maanaam ay pirates ñoo xam ne ñoom ñoo leen di jéem a créer ay problèmes pour que leen attaquer wala est-ce que ñoom seen serveurs yi refroidissement bi ñu koy laaj exactement fi muy daw parce que problème changement climatique di ko expliquer. pour l'instant ñoo ngi enquête pour xam exactement lan moo xew ak lan moo ko waral est-ce que du piratage dañu leen pirater ba dugg seen système ñu bañ koo wax. bi lépp bëgg informatique nekk na loo xam ne ñenn ñi mën nañoo jàpp ne tamit dafa nekk ab stratégie géopolitique ci xeex boo xam ne dafa nekk ci internet bi le guerre ëllëg yi yàlla bu mu am waaye guerre bu nga xam ne guerre numérique lay doon maanaam état yi dutuñu soxla sax wala ñi am doole duñ soxla sax di jël ay bomb di ko sànni ci ay dëkk wala yu mel noonu mën nga ñëw léegi toog fa nga toog ak benn virus informatique wala benn programme nga ñëw ab dëkk na mu doon doxee nga neenal lépp. Telegram moom mën nañoo jàpp ne mooy logiciel boo xam ne ci situation bi le am moom moo ci gën a gañe waaye moom ndax nekk na loo xam ne kaaraange gi bëri na ci lii de sunu ingénieur informatique bi moom xelam dalu ci. Telegram nekkoon na benn problème biir États-Unis en un moment parce que dañoo ne waa Al-Qaïda ak yeneen cellules terroristes yi yoo xamante ni c'est des cellules dormantes moom la ñu doon utiliser. léegi ñu jël Telegram ñu blacklisté ko mais Facebook liggéeyaat na ci jéem a xool nan lay demaatee pour jéem a corriger application bi mais jusqu'à présent wóorul utiliser. bi lépp xëccoo xam ne moo nekk ci internet bi le ñenn ñi ñoom dañoo gis ne sax sunu continent bi dafa war a wut ab réseau internet boppam waaye nan la ñuy def ba kaaraange am ci loolu mooy défi bu mag bi. war nañu gëstu pour ñu nit am suñu Facebook bopp am suñu WhatsApp bopp yi nga xamante ni tey jii bu dee américains yi seen bos doxul ñu mën am ñu nit yoo xamante ni mën nañ ko doxal. Afrique mu am réseau social am yomb na loolu du problème bi mooy lépp lu jëm ci sécurité bi loolu la parce que mën nga développer benn application développer site web développer affaire yooyu ñi di nekk ci communiquer seen biir waxtaan et cetera mais problème bi mooy échange yi ngeen di def seen diggante ngeen yónnee photo yónnee vidéo li ngeen discussion yoo xam ne c'est confidentiel est-ce que loolu ñun am nañu matukaay yi ak outils yi ñu soxla pour sécuriser ko. ñu nekk ci jamono joo xam ne gafa américains yi ak tamit batex yi nekk ci Asie ñoom ñoo ngi andi ay jongante yu méttee métti Afrique moom war naa mën a xool nan lay taxawee ngir mën cee gagné te gën a mën jaay boppam. beneen mbir bu ñuy waxtaanee ci bile jotaayu xibaar di ONG yi nga xam ne ñu ngi koy faral di nemmeeku ci réew mi bu ñu ko xaymawee ci lim mi ngi toll ci juróomi téeméer ci ay ONG loolee nag ba xam am na ab njeexital ndax yooyu la ONG ku ci nekk sa mbiru bopp ngay ñëwee ba xam nag dina am ay njeexital ci kaw dundinu askan wi Omar Kane moo ci daal di gëstu. ñu yëngu ci wàllum njàng mi ci wérgu yaram gi
ci mbay mi ci droit de l'homme ci mbirum xale yi ak ci mbirum jigéen ñi ONG yi fës lool fii ci Sénégal mu nekk loo xam ni lu war a nekk la bu ñu sukkandikoo ci kaddu yi docteur Cheikh Gueye. li nga xamee ni ñi ngi koy liggéey dem na ci njàng mi ngi ci faj bi mi ngi ci affaire droit de l'homme mi ngi ci secteur yu bari yoo xam ni loxo nguur gi xaj na yeggu fa wala yeggul fa mu war a yegg ci réew mi kon loolu ñoom moo leen tax a jóg ñuy jël ay nit ñooñu di jóge bitim réew di doon ñu xarañ ñu leen di recruter di leen liggéeyloo ngir am koppar ak aussi pexe yi nga xamee ni dina leen mën a may ñu jariñ askan wi. si ginnaaw ñu gis ni yenn ONG yi ñoom dafa mel ni dañoo bëgg changer jikkooy sénégalais yi jox leen ay croyances ak ay valeurs yu bees. ONG yi ñenn ñuy jóge bitim réew ak seeni ngëm-ngëm ak seeni gis-gis ñëw mbir jëm ci mbiru yar wala mbiru doxalinu doomu aadama bëgg ñu doxalee noona te day uute ak suñuy aada yu baax uute ak suñu ngëm-ngëmu diine. loolu lu am la. du ñàkk mu am ñoo xam ni xaj na loolu bokk na ci seen nisar ndax fa ñuy jóge it ay dëkk yu wuuteeg ñun lañ wuuteeg ñun xalaat wuuteeg ñun ay cosaan waaye bu ñu ñëwee ci réew mi it fekk nañ fi état. lu ci mënti nekk mu mel ni ONG yi. yoon bi ñu jël baaxul. dañuy faral di jéem a yar nit ñi mel ni voilà c'est comme si ñoom ñoo ñuy andil beneen civilisation et que ñun suñu comportement la ñuy yor c'est pas un bon comportement et donc ñoom ñoo ñuy yar ñoom ñoo ñuy def leneen et puis quand les Sénégalais pensent que ONG ñu ñuy yar donc day am un tout petit peu réticence. ñoom li ñuy def souvent c'est que ñoom dañuy définir seen thème de référence bu ñuy ñëw ñu bëgg ko appliquer ci communauté bi souvent loolu pour man du dox nañu ñëw waxtaan parce que. boo bëggee développer benn pays wala boo ko bëggee développer il faut nga tenir en compte il faut que ça soit un développement qui soit participatif. nguuru Sénégal ONG yi nekk fii ak population bi war a moytu bu baax. état bi ñi ko ŋànk war nañu xool luy dugg seen réew ñu taxaw ci taxaw bu rafet waaye ñun it ku nekk ci ñun ñi yore ONG yi ñi yore kaddu nay. évêque nay abbé nay imam ndey le sénégalais lambda ñëpp dañ ci war a jàpp parce que li ëpp solo mooy wér gu yaram du koom-koom bi rek su ñu doon jox 1 milliard par jour te nit ñi wéruñu nit ñi di jëfandikoo lu bon Sénégal du développé. ONG yi fës lool fii ci Sénégal te ñu yëngu ci secteur d'activité yépp mu nekk ay organisation bénévole yoo xam ni yenn say ñu féewaloo ak réalité réew mi. Omar Kane ñu desandee ko ONG yi rawatina nag Human Rights Watch ak rapport ba mu fësal ci ayu bés yu ñu génn ñeel nag yorinu taalibe yi fii ci réew Sénégal ñu fàttali ne bile rapport la mu xamle woon nag mooy taalibe yi dañu leen di faral di xooxatal yile kàddu ñi nga xam ne nag ñoo jiite ñi di daara yi ñoom nag seen gis-gis wóore na ci mbir moom yi nga xam ne ñi joxe bile xibaar dañuy daal di sàmm ak yelleefu tout temps yi ñoom sëriñu daara yi la ñu xam ne nag daañu kalaame li ne ci kanamu yoon na ñu teewlu ci Ibrahima Camara. rapport bi kuréel bi di Human Rights Watch siiwal jëm si nekkinu goney daara yi si mbedd mi coow laa ngi gën di bari kuréel bi yor jàngalekatu daara yi weddi mbir mi ba set ne it dinañ yóbbu mbir mi fa mbaxane doone benn. intérêt boppam képp la sàmmul intérêt xale yi parce que yaakaar naa ne organisme boo xam ne jàpp nañu ne organisme bu sérieux la boo xam ne international la wax dëgg yàlla ay xibaaram da koy war di gëstu ba mu leer. ni mu nekk loolu nag faux nag yi mu wax yëpp c'est faux lépp dara du ci dëgg. kuréel yi sàmm ak yelleefu tout tànk yi ñuy àddu ne li ci rapport bi lu am la. du mu tontu ñenn ñi parce que suñu ñëpp Sénégal yëpp xam nañ ñu xale taalibe yi dañ sonn ñuy yelwaan laa wax ci mbedd taax yu mag yi waxuma xale taalibe yu nekk ci ay daara nga xam ne yelwaan nunu u ñenn ñi xam ne sax fu ñu nekk fi meluñu Dakar meluñu Thiès meluñu Kaolack meluñu Ndar ñëpp am na xam nañ ne xale yooyu jàngoonu alxuraan ñu leen fi indi du jàngale alxuraan a tax ñu ñëw fii alal moo leen fi indi. nguur gi ak kuréel yi di sàmm ak yelleefu gone yooyee war nañoo mën a toog waxtaan ngir déggoo ci ay kàddu. Et je pense que monsieur Niokhobaye Diouf, qui représente ici le ministère de la Famille, a déjà donné quelques réponses. Mais je pense que nous sommes
ensemble. Et cette présence de l'État et de la société civile ensemble traduit beaucoup de choses. kilifay nguur gi ak ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci mbir moomee duñu ci nangu àddu mu mel ni mbir moo xam ni kenn ñemewu ci wax. mbirum gone yi yelwaan ci mbedd mi di andi ba tey coow lu dul jeex ci diggante sëriñu daara yi ak kuréel yi sàmm ak yelleefu gone yi. Ibrahima Kamara dañuy yegsi ci xibaar yi biti réew yi daañu dem ca Libye foofe nag cong bi nga xam ne amoon na ci benn centre ba ñuy denc ay migrants cong boobee nag bilan bi yokk na daañu dem itam ca Algérie xibaar yi biti réew yi dañu koy doore ca Soudan. xam ne am nañ ko ci ñàkk déggoo fële ca Soudan léegi mën nañoo jàpp ne waa kujj gi ak ñiiti woy militaires yi am nañu ab déggoo ci seen waxtaan ci réew moomee xam ne mën nañoo jàpp ne léegi fi mu toll ni ñoo ngi waaj a am ab génn ci crise gu fi nekkoon ginnaaw ay weer yu bëri yoo xam ne blocage amoon na ci réew moomee ak ay cong yoo xam ne bëri woon na fa loole jëmle ko ci woy manifestant yi kiiti woy médiateur bu waa Union africaine xam le ne moom takk der yi nekk ci nguur gi ak ñi nekk leaderu contestation bi am nañu ab déggoo ci waxtaan ñaari camp yi ñoom jàpp nañu ab compromis boo xam ne mën na leen jàppale ba ñu mën taxawal organe bi le xam ne moo war a mën a gérer li jëm ci transition bi war a am ci réew ma laata ñoo jëm ci ay élections. Algérie la ñu jëm foofee xam ne tey jii ci juróomi sulet bi moom la ñuy tàmbale ñaar fukkeelu ajjuma boo xam ne dañuy wàcc ci mbedd bi ti manifester ngir am ab coppeeku ci régime bi nekk ci réew ma biléb ajjuma tombeek fête nationale bu réew ma waaye way manifestants yi ñoom xalaatuñoo benn yoon téye seen loxo ñoom xamle nañ ne dañuy wàccaat ci mbedd mi woo ñëpp ñu ñëw wuyu si leen ci manifestation googee ngir mën a xamal seen njiiti ne ñoom benn yoon taxawuñu ko ngir bàyyi leen ci lu leen neex ci fàttali rek mën nañoo jàpp ne talaate bi war a tombeek juróom-ñeenteeli fan ci weeru sulet bi le mandat wu président par intérim bi fa nekk war a jeex foofee ca Algérie ñu jeexale ka fële ca Libye xam ne ab cong am na ci woy migrant yi ci seen benn camp bu fa nekkoon bilan bi moom nag moo ngi gën di métti fi mu toll nii suñu sukkandikoo ci waa organisation mondiale de la santé ñoom nee nañu lu ëpp juróom fukki nit ñoom ñàkk nañu seen bakkan ci bile bombardement xam ne moo ngi amoon ci ab benn centre de détention buy denc ay migrants foofee ci Libye ci ñetti fan ci weeru sulet gile. gannaaw xibaar yi bi ci réew yi dellusiwaat fii ci réew mi waxtaanee ñaareelu ponk ci bile jotaayu xibaar benn ponk la moo doon nag diwaanu Joal na ma leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi buñ ko tuddee rek xel yëpp dem ci li ñu koy ràññaatlewee di nag sëg yi nga xam ne ñii di catholique yeeg jullit yi ñoo ko bokk ñu demoon nemmeeku jiko ak Iyane Demba Tine. Fadiouth benn gox la boo xamanteel mi ngi ci commune Joal waaye nag diggam ak Ndakaaru tollu ci téeméer ak ñaar fukki kilomètre foofee nag benn pont bu rëy moom la mën a jàllale ndax nga mën a yegg foofee ca Fadiouth te mi ngi toll ci juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróomi mètre lu bari nag gox ba def ko daal di làmboo ci wàllu cosaan ak aada def ci daal di ràññeeku ndaxte ca biir commune ba nga xam ne foofee moom mooy Joal ku ko wax sa xel dem ci kii fi njëkk a jiite réew mi di Sénégal di Léopold Sédar Senghor tey gox boobe di Fadiouth ma ngay daloo ay sëg ca sëg yooyee ñu fay denc ay julit ak ay chrétien ku fa génn àdduna ci maanaam ñooñe ñépp ñaari pàcc ya ñoo lay gunge ba ca sëg yooyu le mu doon firnde ci jàmm ja ñuy dox ci biir Sénégal waaye tamit waxtaan ak saafonte boo xamanteel moom moo am ci doxalin bi ci réew mi sëg yooye nag ñu def leen ci kaw ay xor jànj bu rëy daanaka la la fa yóbbu tam doon genn poŋ boo xamanteel fa ngay mën a jaar mu nekk ca biir ndox ma catholique ak jullit ya ca fàttali ci 1977 ba tey ñoo ngi leen fay denc leneen dañu ne ginnaaw dund faatu moom moo ca topp ba tax na suñu ay diine am lañu sant mu dem ci jéggale ak jëllale foofee ca Fadiouth ñu daal di koy xam bu baax ba tax na jéggale moo tax seen mag yi am leen jàngaloon tey am nañ ca ndono ay sàq ya nekk ca dendu sëg yooyu le te sàq yi ni mel day soo leen xoolee sàqu ndimbal lañu woon ca maam ya naam sax tey dugub nekkatu ca
waaye nag ña nga foofe ñu denc leen bu baax a baax ndax di fàttali askan wa fa nekk àdduna dimbalante rekk la te gannaaw dimbalante coono daal di ñëw ca ñenn ña te sunu borom dafa am la mu santaane jàmm jooje sax dàkk ca Joal ak Fadiouth tax na tey gan ya di jóge ko fu ne ndax mën a xool gox boobee nga xam ne xàll ya dafa daal di rafet doo teg tànk ca kaw suuf lépp ay xor la xàll yu ndaw yooyee tax Joal ak Fadiouth ñaari tur yooyee ngeen di dégg doon jëmukaay ci àdduna waaye tamitam ñoom ñu gis ne booloo mooy doon benn te moo leen di mën a suqali te ci jàmm jooje ca la lépp xaj. Yane Demba Tine sëg yooyu ca diwaanu Joal di firnde jàmb ji nga xam ne ñu ngi ko fay nemmeeku rawatina ci réewu Sénégal mbokk yi fi la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi di jaajëfal équipe technique bi jàpp ci bile jotaay ba mu daal di yem léegi météo jaa ngeen jëf.